waa kër Candeela yaa ngi lay dégg de. waa kër Maajoor Fatima Golloñ yaa ngi lay dégg de. ci Yaasin Candeela Maajoor Fatima Golloñ laa la wax. ñooñu dañ sori. ñun man samay mbokk ngi diggante Dakar Tëngéej ak Sébikotane. balaa ñuy jógee Bawol bay ñëw. ñooñu bari. donc vraiment di am ko di kontaan di bokk ak yéen am plateau bi comme ni ma ko waxee sànq di ñaan yàlla mu may ñu commencé si bisimilah rek yeggali ci alhamdulilah rabbi alamin. voilà ayca kontaan nañu bu baax a baax a baax bonsoir Alimata. bonsoir Safia. ça va. ça va alhamdulilah. super bonsoir à tout le monde maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. di ko dooree ci suñu père nuyu Safia nuyu Pros def ñu ndànk de waaw ñun jigéen ñi di nuyu Sophie Gueye sama xarit ak Serge di am contenté di bokk ak yéen plateau bi du nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan fii ak fële diaspora bi di nuyu waa Saint-Louis yëpp ñu ñuy seetaan ci kontaan nañu bu baax a baax Ndar Géej moom foofu la yaa nekk donc dañ ciy profité di ko nuyu bu baax a baax yaa boy ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax on espère que tey diñ fi waxtaanee dina intéressé ñëpp day intéressé ñëpp sax parce que commencé woon nañ ko woon donc dañ koy continuer j'espère que tey dinañ ci jëlee njëriñ bu baax suñu papa nekk fi woon te xam nga moom su fi nekkul rek émission bi day am poids bi day xaw a kii day des daal nekkoon kilo dañuy nekk libre genn waa libre nga ne ma man de Sophie fii nga dugg sa papa day foo xam ne ragaluma fa néeg la boo xam ne ragaluma caa dugg ndax doonoo ne violence faite aux femmes maanaam yëkkati fitna teg ko ci kaw jigéen moo xam fitna jum mën doon jàpp na dóor jàpp na verbal wax ju ñaaw saaga maanaam tuumaal maanaam xañ la jàmm jàpp na sax ba ci rey ndax am na loolu moom képp ku koy def ànduma ak yow bokkuma ca ñaanuma ci yàlla bokk ndax xanaa soxna doo ko yor jël sa ñeent ak taranso def ko ci lu mat téeméeri buntu kër nekk fi nga romb buntu kër yépp ñëw dugg ci benn buntu kër ne kii laa bëgg di labat ba nu jël ko teg ko sa loxo nga jóg rek yee fitna kooku man ko manqué ku doyadi moom laa lay teg nanguwuma loola ànduwuma ca loola bokkuma ci kuy def loolu yëkkati sa alal joxe ñeent ak taranso di woddu di dundal di def lu ne di ko teg ci sa soxna ki nga xam ne moom nga wax ne moom nga bëgg mu lay jural sa njaboot nga jël fitna nag ëlbatiku daa ko yëkkati teg ko ci kaw xanaa kooku wér li loolu lu xew lan la nan la nit di toog seet rek gis doomu aadama joo xam ne nee nga moom nga bëgg moo nekk sab xol ngël bët ko rek jël fitna di teg ci kaw Kajoor ne salaan yomb naa jooy lool waaye soo ko laalut du jooy nee naa leen góor gay def loolu ànduma ca ak moom nangu naa de waaye xanaa sabab day am su ne diw rey na xanaa sabab day am naam amul mat ak xelum ak muñug moom boppam ba bañ a rey ñu ne mer muus defu ko ba tax mu rey violence am mu xeex jàpp dóor ba dóor ya ëpp ba mu rey waaye xanaa naam rey jaaduwut gërëmuma ko ànduma ca kenn mais xanaa am na sabab xanaa nit du jóg rek dem liggéey salaamaaleykum nga taaj ko añ bi mu añ ba regg naan am ndoxam jóg rek songu daal di dóor rey mooy cause yi xanaa am na lu ko waral naam jaaduwul ñu ne jan jigéen waaw ma ne ndax jigéen ji nga xam ne am na fitu nga taxaw wax ak moom ñaari baat sa ndey toog nii sa jigéen boo bokkal ndey ak baay toog nii sa ay jarbaat toog nii say mbokk toog nii ak say nijaay mu tudd sa ndey tudd ay awraam gis naa ñu ko mën a muñ gis naa ko nu saaga ndey ci kanamu ay mbokkam ak yëpp tey la sëy ba gën a neex dara jàmm rek moo ci mujj dara amu ci man mënumaa muñ loolu man laa wax bu leen ma sikk nag degré yi moo bokkul ku nekk ak sa gis-gis man mënumaa muñ loolu ki nga xam ne danga koo xool
mu lay jox ngay añ di la jox ngay reer di la jox ngay ndékki dara xewut nga jël alalam di ko yàq di ko lekk xëy ba benn bis rek mu dox ba gis loo xam ne bëtam bii waru cee tege bët waru cee tege nga xam ne yow mérité nga nu gas ay kàmb dugal la ci di la joor ay xeer ba xeer yi mëdd la man mënumaa muñ loolu man mënuma koo muñ waa ki nga xam ne dafa ëlbatiku dem nga nekk ak sa ndey ci kër gi nekk ak say mbokk ci kër gi nekk ak ñépp ci kër gi mu jóg rek daal dina allah kulli haal mënta dëkk ak kenn ci saw xeet wala sa giño wala sa askan lu bokk ci yow mënut a dëkk ak ñoom waaye nag mën naa dëkk ak ay rakki boppam mën naa dëkk ak ndeyam mën naa dëkk ak ay mbokki boppam waaye yow daal say mbokk yow du nu bokk ba fu ñu jógee rek muy indi ab safaan kooku nan ngeen di dëkkee ak moom nooy nekkee ak moom nan ngay nekkee ak moom koo xam ne soo tëddee muy topp waxi guddi di topp waxi guddi te nee noon day rey góor nekk say nopp ba dóor sax doo ko tey wala koo xam ne dafa mett ba nga xam ne mooy jigéen ñi njëbur joo xam ne sooy wax ak moom ñaari baat mi ngi seet nan lay def ba gaañ la day am yow nag fii nga dëkk ci cité bi man ci village laa dëkk li may wax dama koo gis lenn rek moo ma naqari Sofia Diatta. lan baay. dégg naa ab juge dafay ñëwoon. waaw juge Dramé mi ngi fi woon. juge Dramé. mais da ngaa dawoon. juge Dramé soo demee tribunal nga laaj benn président bu nekk Ndari Diop dafa jàng alxuraan nag nga teey ci moom bu baax loolu ngeen di liggéey da koo jàng en français ba pare jàng ko ci téere alxuraan yi. lu mu koy laaj. yàlla nee na mu ne ko kuy góor gi dama ko fee bëggoon a fekk. pour. soo demee nga seet benn avocat bu ñuy wax maître Mouhamadou Moustapha Dieng avocat à la cour mi ngi dëkk fii Gembe la mi ngi bokk ci salle bii nga ñaan naan Wenda Borsa Ndiaye dem ba nga juga faali. d'accord nga ne ko kii nga xam ne maa ngi sant Daraame mu ne ma Kandji laa lay santale tey. nga dindi ko waaw Kandji la sant. santul Daraame Kandji la sant. d'accord papa léegi. wala na dem ci doyen des juges Demba Kandji mi nga dëkk seew xaay nga ne ko góor gii. wala nga dem ci maître Ndiaga Sy wala nga dem ci maître Théodore Kayu Sy nga laaj ko ne ko kii ngay waxal bëggoon naa lool fekk la fi lool. ah léeg-léeg nga atte koo xam ne doon koo tooñ de léeg-léeg nga atte koo xam ne lan ko def ci biiru néegam fekkee wuloo ko. da nga koo atte rek. da nga koo atte rek da nga koo xoo rek atte ko ci li nga jàng ci ay këyit li la tubaab bi jàngal nga ko atte. te ñoom Baye Xaalima Jaxate Kala ñoom Xaali Momar Anta Sali ay attekat nanu woon yoo xam ne daan nanu atte di atte ay atteen yoo xam ne te boobu njàngum tubaab la teewut ay attekat nanu woon yu nekkoon ci péyu Lat Joor di ko atteel péy bi dante seet la yàlla wax ak yonant bi daan seet nan nanuy attee daan seet kan moo tooñ ak kan moo am dëgg ak kan moo ñàkk dëgg ah léeg-léeg jigéen dina ñàkk dëgg de jàkkaarloo ak yow ànd ak boroom këram jigéen ñàkk dëgg lool sëy yu bari tas na xëy na foofu nam koy tasee tribunal selon les textes ak articles yi ngeen jàng loolu nee naa leen jàngum tubaab la bokkut ak Kajoor ak Bawal nan daan attee d'accord baay. ay waay maa la fi bëggoon a fekk. d'accord yàlla baax na mën naa am di ngeen partager beneen plateau incha allah Prospère ñu bàyyi la yow itam nga introduire par rapport ak thème bi nga xam ne moom la ñu commencé woon violence faite aux femmes violence yi nag bëri na donc violence bii ni bon ci mënee yokk benn es rek dina doon baax le mal persiste loolu la ñuy waxtaanee tey encore une fois donc ñu bàyyi la ak kàddu gi. merci beaucoup madame Diallo di nuyu au passage dama ko fàtte woon sama bàjjen la madame Djigo Maguette Ndoye mi ngi dëkk fii lim naa bàjjen yëpp moom dafa bari histoire su ma ko fàttee daf may attaqué. di ko nuyu au passage. kooku ñoom Fatley xale yi. ndoo yéenul fii la. ñoom saasi xajuñu ci moom. ñoom Fatley ñoom saasi ñoom Ndeye Dieye
billahi wallahi xajuñu ci kooku. ndey jéey kay yaa may wax man. ndey jéey. ok ndey jéey ma nga ca Touba. waaw d'accord sëñ Fallou waaw. waaw d'accord ok c'est bon. kooku maam Dumbe daa xaj ci moom. demal Bambey maam Dumbe rek xajul ci ñooñu. c'est bon. am na ay mbokk de. waaw léegi. madame Diallo li nga wax dafa am importance parce que am na lu ñu commencé woon mercredi di ko yeggali tey man damay wax toujours rek ne le mal persiste man foofu laa bëgg appesantir lu waral loolu. parce que su fekkee ne ñun sunu avant ñuy xàmmee ba léegi ñu ngi koy xeex te dafa mel ne tey la gën a tar ça veut dire que effectivement war nañu xool lu waral ñaawteef bi di persister. ma def ci rek benn remarque bu ndaw ñun de damay wax ne un mal vraiment suñu amul suñu osé wul di ci waxtaan de la manière di ma koy waxee de la manière la plus évasée toujours rek chaque année mën nañ cee wax di wax muy gën a persister et j'en veux pour preuve man ba ma nekkee xale màgg xàmmee ba léegi ñi ngi xeex jaayum toxum yàmba ak jaayum yàmba ci réew mi mais toujours dafay mel ne tey lay doog a commencé parce que gis naa fu ñu jàppee toxkatu yàmba gis naa fu ñu jàppee jaaykatu yàmba mais musuma gis ku ñu jàppee ku koy bay pour man ca tool ba défi bi foofu la nekk bu ñu bayul góob rek kenn du ko jaay kenn du tox fii aussi loolu laay wax parce que mercredi passé am na lu ñu waxtaanee madame Diallo laaj soxna si fi ñëwoon lu am importance mu génne ko ci gémmiñam ne moom li mu jàpp ne mooy favoriser violence bi mooy la dualité bi nga xam ne moo am actuellement entre góor ak jigéen c'est extrêmement important buñ ko fàtte buñ ko occulter rek le mal va continuer à persister te duñ ci mën dara parce que il faut ñu ñeme koo wax moo tax keroog ma doon insister ne ko wax ma lan moo waral dualité boobu et là boo tourner autour du pot ma ne ko wax ma liy waral dualité bi parce que man xam naa ne fa la siru bi nekk. Elle n'est pas là aujourd'hui donc. si non elle n'est pas là parce que c'est une suite aussi de l'émission voilà mën a tontu li voilà ngay def nii non voilà moom laa wax nii. moo tax may wax Serge. parce que li ma bëgg a wax foofu rek moo di parce que loolu laa jàpp ne mooy li ñu war a waxtaanee pourquoi àdduna di dox ba góor ak jigéen tey am benn dualité bu dox seen diggante boo xam ne parce que dualité moom foo ko dégg rek bul sonn dualité foo ko dégg rek am na effectivement choc boo xam ne à la kulli al violence lay jur. dafa mel ni comme le football li muy nekk jeu football li muy nekk jeu dañuy garer ambulance teg boîte pharmacie teg alcool teg col teg microcrop teg civière ak carton jaune ak carton rouge te pourtant c'est un jeu. mais li mu am adversité am dualité moo tax toujours genre violence du si ñàkk bay am carton jaune seede yàlla ma bëgg si aussi profito parce que wax naa ko keroog bi Benoît duggee di wax ne décortiquer effectivement les formes de violence après mu ne man naa bàyyi di insister ci les violences faites aux femmes par les femmes parce que loolu c'est entre ñoom seen biir la ma ne non kon Benoît tu n'as pas compris il y a problème parce que li tax ma wax loolu mooy wujj bi nga xam ne moo soode wujjam moom ba wala mu faagaagal ko wala mu am mandarga bu mu ko bàyyeel ay doomam ñoom violence mën naa juddu ci ndeke yow yaa def ni sunu yaay c'est extrêmement important moo tax bu ma ko déggee mu naan non violence dañuy wax ci violence yi góor ñi def jigéen ñi dañuy defante seen biir nañ ko bàyyi ak ñoom ma ne kon benn tu n'as pas compris malheureusement donc ma wax ne dualité boobu lu ñu war a mën a waxtaane la parce que man gëm naa ne problème fi ñu toll yëpp loolu mooy li nga xam ne moo ko waral man nag jàngat bi ma ci am c'est très simple jigéen dafa jóge point A dem point B point A boobu ak point B boobu nekkul dara lu dul man li ma ko jàppee benn évolution boo xam ne ñàkk kilifteef daf ci bokk parce que damay déglu démb maa ngi la koy wax sànq Serge une certaine madame Ndiaye muy wax ci parce que actuellement elles sont en campagne par rapport effectivement à toutes les violences qui sont faites aux femmes muy wax ne ñoom bi ñu defee recensement yaa ngi ma koy laaj sànq man la bu émission bi commencé daa la ko leeral muy def recensement la remarque qu'elles ont faite mooy dëkk yi nga xam ne ay dëkku diine lañ la ñu remarqué ñoom jigéen ñi ne y a moins de violence là-bas Touba Diourbel
Tivaouane Kaolack ainsi de suite en tout cas recensement bi ñu doon def ñoom elles se sont rendu compte que les foyers religieux dëkk yi nga xam ne fa la diine ji ëppee fa lañ constaté ne y a moins de violence faite aux femmes là-bas donc muy wax sax ne dina wax ne ou en tout cas dina xeex ci ñu dugalaat éducation civique éducation morale école n'est-ce pas aussi bien ci école ak ci daara yi parce que gëm nañ ne solution bi foofu la ma am nag benn jàngat bu ma ci am parce que jàngat bi ma ci am mooy quand on parle de diine ñu wax ne ñoom remarqué nañ ne fi nga xam ne fa la diine ji ëppee fa la violence bi gën a néewee te munoo wax diine te waxoo accoutrement jigéen première logique première jàngatu diine li nga ciy njëkk a jàngat mooy colin bi d'abord te loolu ça fait défaut exactement dans notre société actuelle ça fait extrêmement parce que tu peux pas faire allusion ci diine ak diine bu mu mënti doon nag diine boo mu mënti doon boo mën a jël rek seen ay soxna seen dafa am na ñuy solo donc ñoom bu ñu ko remarqué lee seen bopp kon damay daal di wax ne ñi ngi doog a commencé ñoom xam effectivement les débuts de solution mu des nag courage parce que ñoom ñoo ko waxal seen bopp ma di ko dégg à la télé une certaine madame Ndiaye yaa ma doon fàttali sax turam donc nekkul lu may inventé parce que effectivement foofu muy siru bi boo waxee diine nag li njëkk xeex bi mooy accoutrement d'abord parce que yooyu yëpp ay sources la yoo xam ne parce que damay wax ne un mal pour l'éradiquer da ngay xool effectivement les facteurs favorisants nga fexe mu dëñ sinon rek on va continuer di ci waxaat tant que amuñu courage dem jusqu'au fond des choses toujours dañ ciy waxaat chaque année mu mel ne dafa gën a tar et pourtant tey la loi yi gën a bëri tey la comme ni ñu ko waxee médias yi gën a bëri nga xam ne boo koo ci okk léegi midi 5 léegi mu feeñ on a vu le cas du jeune chanteur du malien à tort ou à raison en tout cas la ca xew diggante Mali ak Sénégal en un laps de temps wër na àdduna et pourtant tey la violence yi gën a bëri ça veut dire que kon xeex bi ñuy xeex laaluñu aali kalaj ji nañu am osé wu laal aali kalaj ji bu ñu bëggee effectivement loolu dañ loolu laa ci gëm dans un premier temps. D'accord, professeur Sophie.